mbokk yi nemmeeku ngeen tàngaay bu mitti wi nga xam ne nag moom moo am ci yile jamono tax na itam diwaan bu Mbuur lu ci mel ni wàllu biir buy daw ak yeneen yu ni xeetoo sonal lool askan wi lu ni mel itam ginnaaw ab taxaw seetlu boo xamante ni IRESSEF moom moo ko def ñoom itam ñoo ngay def kéem kàttan ngir rek daal di dabbu mbir mu ni mel gëstu wi ak Abdourahmane Diallo. bi taxul directement ay feebar yu mel ni biir yu daw xeet gi ni mel di am waaye am na li nga xam ne changement climatique boobu indi na ko loolu moo tax feebar yooyu bari ci réew mi. Nous savons que les maladies diarrhéiques sont des maladies liées à l'eau, qui sont des maladies projetées parmi les maladies qui vont avoir qui vont recevoir qui seront très affectées par les impacts du changement climatique dans les années à venir. Les changements climatiques n'ont pas d'impact direct sur la diarrhée, mais ont des impacts sur les facteurs endogènes qui sont des facteurs de risque des maladies diarrhéiques tels que l'accès à l'eau, l'assainissement, les inondations. Parce que quand il y a de fortes températures, il y a manque d'eau, il y a l'indisponibilité d'eau en termes de quantité, et il y a aussi des problèmes de qualité d'eau. Et quand il y a des inondations aussi, il y a souvent des problèmes de qualité d'eau qui peuvent impacter la transmission des maladies diarrhéiques. ville yu mel ni Mbour seetlu nañ ni ci at yi biir bu daw daf fay bari rawatina sax ci ay jamonoy nawet. Nous avons observé une augmentation de la température moyenne et minimale à Mbour. Et cette augmentation de la température moyenne et minimale a eu des impacts sur l'incidence des maladies diarrhéiques, car nous avons corrélé les données climatiques avec les données sanitaires que nous avons obtenu au ministère de la Santé avec la plateforme système d'information sanitaire DRS2. Et nous avons analysé ça au cours des 10 dernières années, je peux dire, parce que c'est de 2010 à 2018. mu doon mbir mi nga xam ne ñenn ci askan wi dëkkee Mbour seetlu nañ ko li ni mel sax a tax ñu jàpp ni feebar yooyu njaboot gi war na koo mën a moytu bu baax. population bi war nañu am une réponse communautaire par rapport à ça benn construction yi ñu fexe ba fi suñu ndoxu usé yi di dem mu tëju hermétiquement ba bu taw amee bu ruissellement amee mu bañ a jaxasoo ndoxu taw beneen bi tamit mooy ñu sàmm xale yi fexe ba ñuy bañ di foo ci eau stagnante yi nga xamante ne mën nañ ci jëlee non seulement ay maladies diarrhéiques mais ay maladies cutanées wala yeneen maladies yi nga xamante ne mën na développer ci loolu donc parents yi plus de vigilance sur surveillance su xale yi mais aussi sur nit ñi construire. ñu xamle nag jàngat bi nga xam ni SREF def na ko ci ñaari dëkk la ko daal di def Mbour ci Sénégal Korogo ci Côte d'Ivoire. jërëjëf Abdourahmane Diallo ñu sant ko gërëm ko bu baax a baax diwaan bu Mbour mu mel ni Cheikh Tidiane mu mel ni nag jamono lépp lu ci laale rek mën naa indi njeexital ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi ndax itam coppiteeg jaww ji képp dong am na loo xamante ni daal na koy def mu ñeeli njeexital. Ah mais je pense que conséquence bi lu ci ëpp mooy lu ñu dund jamono yi ak taw bu bari bi nga xamee ni am na fi jur inondation gis ngeen fi ay images yoo xamee ni da ngay gis ay nit dëkk ak ndox di nelaw di yeew suñu wàccee seen tànk yi maanaam di xuus ci ndox mi. Je pense que loolu mën nañu wax ni bon changement climatique peut-être moom moo andi ndox mu bari boobu. mais cohabitation ak ndox moom tamit certainement moom mooy jéem a andi moom mooy faral di andi maladie diarrhée yi nga xamee ni askan yu bari ñu ngi koy dund jamono ji comme ni ko Abdourahmane waxee. jël exemple Mbour mais j'imagine que du Mbour kese. parce que gis nañ fi ay dëkkuwaay yu bari ay quartiers yu bari. ci Dakar yoo xamee ni jàmbat nañu. problème yooyu bon mais quand même ndox mu salte mënoo dëkk ak moom xam nga ne xale yi kenn mënu leen maîtriser fu nekk la ñuy dugg lu nekk la ñuy fawal et certainement loolu daf leen di andil yenn maladie diarrhéique yi ñuy faral di wax maanaam biir buy daw te c'est extrêmement dangereux pour les enfants parce que xam nañ moom yaram buy perte ndox am na noo xam ne su ko compensé wul rek mën na ko jural loraange ñuy ñaan rek jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund surtout ñi nga xam ne ñooy dund ak inondation bi ñu jàppale leen ngir ñu mën a génn ci jafe-jafe yi dina permettre maanaam ñu seen cadre de vie ñu defar ko ba mu baax ñu mën a dund ci jàmm
problème de santé publique la tamit nguur gi tamit su defee loolu da koy wàññil ci beneen côté bi rek ci wàllu wér-gu-yaram parce que foofu tamit yeneen dépense lay doon fi nekk nii am na ay feebar yoo xam ne franchement amuñu jotam bay dund ak moom parce que am nañ fi loo xam ne ni sonal nañu mi ngi fi ñi ngi xeex ak moom ba léegi doonte wàññeeku na sax mais nga ñëwaat ay biir yu daw ak yooyu yëpp di la topp surtout parce que cadre de vie bi ngay dund moom moo baaxul ndox mi ñëw yàq lépp je pense que daal loolu mën na ñàkk ñuy ñaan rek ñi nga xam ne ñooy dund ci ndox mi quand même yàlla jàppale leen ndox mi génn seen dëkkuwaay yi ba xale yi mën a retrouver seen wér-gu-yaram. ñu bàyyi xel également ci li nga xam ne moom moo di mbas mi ngi fi doon na loo xamante ni àndul ak li nga xam ne moom moo di saleté ak yeneen yi ni xeetoo mel ndox mi lu mooy biir buy daw Cheikh Tidiane mën na indi ay lor ci li nga xam ne moom moo di sa peau également. Ah bon, mais je pense que ça coule de source spécialiste ci wàllu santé mais c'est clair que ndox mu bon moom lim la mën a andil ci ay gàllankoor bari na comme ni ko waxee biir buy daw te biir buy daw tamit bari na ci ay xeetu feebar yoo xam ne ni ñu ngi leen fi doon dégg ñaanuñ bëgguñ leen tudd sax parce que maanaam woo tudd leen rek mën mel ni yaa ngi leen di woo te je pense que on n'a pas besoin de ça pour le moment comme ni ñu ko waxee rek nañu jëlee ndox mi ci dëkkuwaay yi nga xamee ni actuellement da leen jël en otage libéré askan wi paludisme bi tamit am na journal bu ko fësal sànq di wax ni l'autre xaw ma genre dafa méngale corona bi quoi. Actuellement dafa mel ni moom moo jël relais bi. te soo xoolee su ñëwee ci quartier boo xamee ni ndox mi dafa verte salté des fa ma ne loolu nii la pour yooyu ñu ci kii te yooyu ñoom ñooy dem di matt nit ñi di leen andil ay jàngoro yu sibiru. ça veut dire que ndox mi moom du ci biir buy daw rek lay def dégâts comme ni nga ko waxee dina la andil ay problème mu yaram pour dina la andil tamit sibiru. Chérif. waaw ndox gis na fan yi je pense que c'était à Saint-Louis borom xam-xam bi nga xam ki ñu dénk affaire xeex maladie tropicale négligé yi wax ci affaire bilharziose parce que puisque yéen a ngi waxoon ndox ne dañu nemmeeku ni presque 14 régions Sénégal dans 13 régions jàngoro ji mi ngi fa muy affaire ndox yi ngeen wax ak Adrien Levy bi jaaw di wax parce que ren quand même nawet bi c'est vrai que guddul ci durée nii mais taw yi quand même bari na parce que gis nañ fi ñu nemmeeku fi ay précipitations yoo xamante ni bari na ba léegi mi ngi ci te école ngi waaj a tijji école yu bari ñi ngi ci ndox mi. donc loolu tamit voilà je pense que il faut anticiper. su ko defee kon lépp loo xamante ni yoo la am na initiative yoo xam ne service d'hygiène daf koy jël di pulvériser koñ yi et cetera surtout foo xam ne taataa am na fa lépp loo xamante ni mën naa jur yoo ñu jëlee ko fi. mais le combat quand même reste là et puis il faut juste une mobilisation. su ko defee lépp loo xamante ni kon mën naa jur la nga ñu xeex ko. ñu daal di koy xeex mbokk yi bu fekkee yéen a ñuy doog a jot 7h22 moom mooy doog a jot ñi ngeen nekk ci seen émission info du matin fii ci télévision Futur Média ñu wëyal ba tey wax itam ci leneen mu ñeel rubrique agroécologie bi la yoon dañuy wutali diwaan bu Kolda ak la ko wër wax fa itam li nga xam ne moom moo di tolluwaayu jamono léegi. tolluwaay jamono bokk na ci li nga xam ne moom moo ndengeeñ réew bu Sénégal daanaka bépp réew mu di jàngoroy coronavirus bi mu amee itam am na ci ñoo xamante ni yëg nañu bu baax a baax li nga xam ne moom moo di njeexital yi nees mën a def ba daal di rek jàmmaarloo ak moom ñi nga xam ne ñooy wëy di dund ak jafe-jafe itam am ci loo xamante ni des nañ ci mën a jàpp di ci dund comme ni mu waree lu ni mel itam tax na yenn ci ay projet diwaan bu Kolda ñu daal di koy taxawal bokk na ci wàllu càmm ak mbay ak yeneen yu ni xeetoo ñu teelu gëstu wi ak Abdoulaye Diallo. diwaan fu wàllu mbéy ak i càmm am fi doole lool noonee la kuréel bu ñu duppee PADAER daal di nas ay pexe ngir dimbale askan wi ngir ñu xeex ndool mi leen di tere dund ni mu waree. PADAER nekk projet boo xamante ni dafa loger ministère de l'agriculture et de l'équipement rural phase bii nag ñu yaatal volet élevage bi ndax volet élevage bi bu ñu fàttalikoo ci première phase bi mi ngi yemoon rek ci région de Matam donc phase bii dañ koo yaatal ba nga xam ni dafay wër ci 4 régions intervention yëpp dañu accompagner ay organisation ay ménages ay njël vulnérables yoo xam ne dañ leen ciblé
dañ leen a sélectionné gannaaw ñoom ba ñu exprimer seen demande ne dañoo bëgg ñu jàppale leen dinañ leen accompagner ba nga xam ne dinañ mën a jote ci li ñuy wax intrant d'élevage maanaam ay xar ay bëy ay ginaar. waaye laago yi bokk ci néew ji doole yi PADAER fas na leen a indil ndimbal ba ñu mën a taxawal ab ngunu ginaar ki fi toogal gouverneur jiite na ci quartier Bunakan bu commune Kolda ab pose première pierre ngir tabax bi. tey dafa di jour bi nga xam ne jouru mbégte la si ñun tey événement bi ñu am nii tey dafa rëy trop si ñun ñiy bénéficier wu si affaire bi vraiment ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax. Saare Ndiaye Maounde nekk ab dëkk kaw bu bokk ci biir goxu Medina El Hadj ca frontière diggante Sénégal ak Guinée Bissau foofu it ndol mi dafa tar lool la mu waral waa PADAER fas yéene dimbale jigéen ya ca boobee gox ba ñu mën a taxawal ñoom it ab projet bu yëngu ci wàllu yarum ay bayima lu mel ni xar ak i béy foofu it amal nañ fa ab pose première pierre. projet la boo xamante ni dafa bëgg a contribuer si xeex ñàkk si sukkali ndaw ñi si sukkali jigéen ñi. sukkali ñi nga xamante ni dañoo am laago dañoo wàññeeku ci seen ay activité loolu moo tax ñun ci suñu package appui li ñuy njëkk a door mooy utal jur gi fu ñuy nekk maanaam defar enclos loolu mooy li ñu doon def première pierre léegi bu ñu jugee ci loolu mooy indi leen jur après lekk jur gi wér gi yaram bi ñëw suivi bi ndax dañ ci lëkkaloo ak service de l'élevage nga xam ne moom mooy partenaire technique ci volet élevage. jigéen yi ci tund wi ak jarafu gox ba ñoo koy rafetlu. te minen noon ñaagi PADAER naaɓe o programme bo ɓe geɓɓi ɗo o nabo fottopi e tundu wi sabu kala ɗo manin ala jam ala ɗum kam ɗum dal ɗon moƴƴani yimɓe ko jam tan miiji e action yi dafa baax parce que day indi lu bari day sàmm lu ñaaw indi lu baax loolu mooy tax ñu jàpp ko. waa administration territoriale di ñi nga xam ne ñooy saytu yëngu-yëngu yi projet ak i programme yi di amal noonee la adjoint gouverneur bu Kolda mi jiite woon mission bi moom it mu ngi encouragé ay action yi ni mel. loolu li muy tegtal mooy état du Sénégal moo ngi def effort yu bëri pour vraiment jàppale ndaw ñi jàppale jigéen ñi ak képp koo xam ne yaa ngi yëngu si wàllu développement. ndaxte gis nañ ne développement moom état c'est vrai moom mooy acteur principal mais wax dëgg yàlla moom population yi aussi dañ ko war accompagner et donc Kolda moom vraiment nous sommes satisfaits nous avons vu que vraiment acteurs yëpp ñu ngi def lépp lu ñu mën pour accompagner état bi si loolu donc nag ñooñu dañuy neex a jàppale si programme yu mel ni PADAER 2 ak yeneen. askanu néew ji doole yi diwaanu Kolda dinañuy jot ca bile programme lu jege téeméeri bergerie ak i fukki ngunu ginaar. Abdoulaye ginnaaw diwaan bu Kolda ñu dellusiwaat ci Ndakaaru 7h jot na toftal ñaar fukki simili ak juróom benn fii ci télévision Futur Média ñu wéyal itam wax ci li nga xam ne moom la yéen kaay yi xëy ni ki tey ji ci alxames gi léegi.